maa ngi delloo ziar di nuyu ñëpp di rafetlu tey invitation bi monsieur Ndiaye et avant tout nag damay jaale mooy li fi jot a xew mooy ci immigration clandestine bi di jaale suñu mbokk yi ñàkk seen bakkan yëpp di masawu coono aussi njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen doom yi nga xam ne dañoo demoon pour teral leen di leen ñaanal yàlla yàlla na dee di seen noflaay njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla teg ci loxo te lépp liñ doon wuti muy teranga yàlla na ko yàlla def xéewal wàccee ko ci njaboot gi nga xam ne moom lañ fi bàyyi. tey lan nga jàpp ne moo sabab loolu lan li tax ndaw ñi jóg bëgg a génn réew mi dem def ji immigration malgré risques yi ci nekk yëpp. waaw mu dafa di loo xam ne ni tey ñun ñëpp ku ci nekk xam nga lan moo tax muy dëkk bu dëgër ak lu metti tey monsieur Ndiaye suñ demee ba mool di jaay matériel am di dem géej di dem defi immigration clandestine ngeen xam ne dëkk bi métti na mool noble la woon dans les temps mool kenn mësu ko gis club Adjana ngi fi woon domaine de Nianing ay Samba Beach kenn mësul gis mool def demande ci hôtel yooyu pour liggéey yére bu mësaan a xew mool moo koy njëkk a sol te bu ko neexee mu yóbbu ko biir géej mais buñ demee ba mool di dawal gaalam ba taf bato jënd foofu jën ñëw jaay ko ci port de pêche yi pour suturaal njabootam kon bu boobaa mool amatul valeur buñ demee ba mool di jël 15000 francs jënd ko essence dem jàpp lu dul njëg 8000 francs te bu ñëwee ñu defal ko ko bon kon mool bu boobaa mool jaratul muy nekk mool buñ demee ba mool ndawalu këram du ko sax mën a am muy dem bay jënd keccax di ko togg ci këram ñu xam ne kon mool valeur am mu ngi bëgg a wàññeeku buñ demee ba mool am ñetti gaal ci këram dem ba benn gaal gi kese mooy tëmb te bu demee du andi lu mën a ndawaloo kër gi yëpp kon ñu xam ne mool valeur am wàññeeku na te loolu lépp li ko andi mooy géej gi moo amatul dara jaay nañ ko xale yi perte espoir te mool borom jom la woon mool la mës a doon mësul doon leneen lu dul mool bu ñu demee ba mool perte valeur am yooyu yëpp li muy def mooy jaay matériel am gis ne moom bu demee xëy na njort bu rafet rek la ñu am c'est-à-dire man gëwuma ñu leen di blâmer benn instant mais lépp c'est la faute à l'État parce que tey ñi dee ñëpp am na ñi dee am na suñuy mbokk yi ñu ñàkk fii Mbuleem Nianing excès le préfet est au courant te déggoo mukk autorité étatique yi def ci déplacé wu ñëw jaale ñooñu mbaa ñu sax appuyer famille ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jógee. tey lan ngay lancer message ministre Aly Ndoye ministre de la pêche Aly Ndoye. non li ma koy lancer message bi ma koy lancer mooy lenn licence de pêche yi nañ ko arrêté bu ñu ko mënul a arrêté ñu allégé ko au moins ñu wàññi ko te aussi am na ñuy ñëw si ñu taax yi suñu géej yi nii di fi napp clandestinement te état bi xam nañ ko te suñu waax yi képp ku fi dugg gaa yi détecté nañ la te lépp luy xew biir géej gaa yi xam nañ ko nañu fexe arrêté licence de pêche yi wàññi ko bu ñu ko mënul a arrêté ñu wàññi ko parce que ñun aussi nag dañuy jóge fii dem ay Mauritanie di nappite dañuy am ay licence de pêche yu légal chaque année ngeen dégg ay Guet Ndar yoo xam ne dóor nañ leen bal Mauritanie parce que amuñu licence de pêche mais pourquoi pas ñun suñu géej gi ñun mënuñu ko protéger ba nga xam ne ñi nga xam ne dañuy ñëw fii di fi napp clandestinement ñu arrêté ko ba nga xam ne suñu mool yi dinañu mën a jëlaat affaire yi mais ren yaranka amul bu njëkk yaranka da doon am période yaranka mais période yaranka amatul yaranka da doon am tailleur yi dañ doon tëj seen atelier yi menuisier métallique yi ak menuisier bois yi tëj seen atelier yi ànd ak mool yi dem defi yaranka mais loolu amatul parce que bateau yi ñooy ñëw di ko napp di ko yóbbu bu ñu demee nag ba mool yi amatuñu loolu mais mool borom jom la li ñu gis mooy ne jaar ci géej gi tey jii bu doon ñoom ay chauffeur lañ li ñu mën mooy jël ay oto dawal déema dem Espagne mais comme gaal lañ yor te gis nañ ne gaal bu ñu ko dawalee mën nañ dem Espagne mais ñu jaay seen matériel yi dawal dem loolu la rek. dëgg la bu loolu weesoo ci plateforme bi nga bokk di jóg jot na bi loolu amee ban taxawaay lañ ci am. waaw taxawaay bi ñu ci am mooy ñun ba ñu déggee ne loolu am na plateforme bi. te tamit gars yi nga wax seen daay de guddi waaw mais ñun ba ñu ñun musuñu sedd ñun musuñu sedd parce que jóg jot na
gëm-gëm la jot na idéologie la jot na esprit la tey jii ku nekk ñaniñ ku nekk Warang Mbuleem bu jógee rek taxaw wax ci turu jot na rek mel na ni jot na yépp moom moo wax te bu ñun ba mbas mi amee taxaw nañ ci nuñ ci war a taxawee ba lii tamit ñëwee muy affaire immigration clandestin yi ñun jóg nañ ci def li ñu war a def li ñu war a def mooy li ñu def mooy dem nañu ci jeunes yi nga xam ne nii dañu pare woon pour dem géej ñu wax ak ñoom conscientiser leen xamal leen ne période bii baaxul pour ngeen jël gaal yi dem bien vrai bon am na xam nga nit ki li mu gëm kenn mënu ko see dindi ñoom dañu gëmoon ne dañu war a dem pour teral seeni njaboot mënuñu leen si dindi mais li ñu mën mooy leen toog leen fii te ngeen gëm ne fii bu ñu fi toogee mën nañoo jariñ fii bu ñu fi toogee ñu xeex mën nañoo jariñu fii ñu nekk nii mais du ñëpp mënuñoo dem parce que bu ñëpp demee ñan ñooy tudd doom yi ñan ñooy rob néew yi ñan ñooy takk sëy yi foog mu am ñu des fii mais ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem nañu gëm ne mën nañu jaar ci voie légale bi ba dem def nañu loolu def nañ ay tournées def nañ ay journées de sensibilisation de passage maa ngi nuyu gars yi nga xam ne ñoom ñoo créé woon plateforme boobu di stop immigration clandestine mu Adama Diallo jiite ko woon ak ñoom Aziz Diallo ñu def ci liggéey bu am solo mais ay membres jot na ñu ngi ci woon te booy xool ay ñu ci bëri ay membres jot na ñu ànd ak ñoom parce que nekkul ne toujours rek jot na moo war a créer benn affaire gars yi topp ci ginnaaw. mais jóg na dañu jàpp ne moom moo fi nekkagum ci service population. waaw moo lu jot lu ne dañuy xaar. mais nag lu jóg loo xam ne ni dañ ko war a def pour mu baax bu ci jot na bokkul booy xool du baax. te actuellement booy xool nii jot na ci lu mu bokkul rek ci commune bi booy xool gars yi duñ ko jox benn importance bi. communalisation bi fu ngeen di toll. ñu ngi ci communalisation fi ñu war a. gars yi da ngeen a sedd de. sedd ñu maa ngi delluwaat ci baatu seddaay bi de dégg nga tudd leen gars yi daal vraiment doy na waar quoi. non non bëgg ñun nañ xam nag lan moo sabab loolu. non sortie médiatique yi amatul tournée yi amatul pour wane population bi ne vraiment bëgg nañu moom suñu bopp. xam nga moom suñu bopp bi dafa jot. dafa nekk loo xam ne ñun dañ fi fekkoon benn xeex boo xam ne gars yi ñu ngi ko doon xeex lu yàgg. mu xawoon a sedd ñu génnee dossier yi ci tiroir yi yóbbu ko foo fi ko kenn yóbbuwul. mais dafa xaw mel ni lu am tekkaaral. waaw mënul am tekkaaral parce que fi ñu war a dem yépp dem nañ fa. li ñuy xaar mooy dernière décision bi fu mu toll nii amatuñu kenn ku ñuy waxal. président de la république kese la ñuy xaar parce que bu ñuy raam di raam ba yegg ci taabalam ba tegal ko dossier bi. ba mu leer ñu ne ñun ñii jot na suñu dossier. lu ñuy def mooy toog di ko déglu. kon daf leen wóoragul ndax jot nañu dossier bi. jot na ko non loolu moom leer nañu ñun kay dossier bi ndax président jot na ko mu déglu. kon loolu moo waral tekkaaral. waaw foog moom la ñuy xaar parce que découpage moom dina am parce que xam nga découpage mënul am bu waree am 6 mois avant élection yi la mën a am. comme ça tey bu ñu jàppoon élection yi ne mois de janvier la dala leer na découpage mënul am mais comme ñun jàppaguñu datu élection moo tax mënaguñu see wax dara mais bés bu ñu jàppee datu élection mu leer ñu ne date bii ñu jàpp mën nañu réclamer waat mën nañu sulliwaat dossier bi dinañ jógaat gars yi dinañu gisaat sur le terrain parce que nag jot na nekku fi rek pour communalisation bi jot na dafa nekk fii pour problème yépp loo xam ne problème la mu am ci commune bi. ñu toog waxtaanee wàllu terrain bi nga xamante ne nii population bi soulevé woon nañ lu kaas wàllu terrain boobu gis nañ ci taxawaay jóg. waaw mais foog ñu jóg taxaw parce que terrain boobu patrimoine la. patrimoine la te jot na nekku fi pour communalisation nekku fi rek pour xeex ay foncier kese. jot na dafa nekk fii pour problème mu ñépp képp lépp loo xam ne problème la boo xam ne nii dafa laal intérêt général jot na day jóg dox ci wax ci ñu gis ne loolu. loo xam ne la woon waxtaan amul te lu waxtaan amul aussi ñun am nañu droit ne nañu toog ñu waxtaan xëy na dinañ trouver terrain d'entente jot na taxawaay boobu la amoon ci xeex ci jàppale jeune Warang yi ci terrain boobu parce que ni ma koy waxee mooy Warang Nianing Mbuleem Gagna du ay village léegi quartier la ci biir commune Malicounda lu dal waa Mbuleem dal na waa Warang lu dal waa Warang dal na waa Gagna lu dal waa Gagna dal na waa Pointe Sarène loolu moo taxoon ba affaire bi amee ñun aussi ñu jóg ci wax ci dox ci jàppale jeunes yi te xam ne loolu mooy suñu droit. waaw ñoo gis nañ ko récemment gis nañ ambulance su Nianing bi. jamono bee passé def ngeen ci jéego bu am solo ba réparé waat ko et tout ça loolu tamit ñu ngi koy rafetlu. merci jéego boo xam ne jéego bu rafetlu. merci beaucoup parce que tey jii ñun buñ mënuñu ne ñun jot na la ñu ne dañu ab plateforme la famille lañu. esprit lañu
dafa am benn si lu ñuy dox Warang am na ambulance am mu ngi dox waa Nianing bu ñu soxlaa ambulance ñu gis ambulance su Warang mooy dem mbaa bu Mbaling dem te ñun ñu dëkk bu rafet dëkkin boo xam ne nii ñun dañoo juddu fekk fi dëkkin boobu kon su ñu gisee ne ambulance yi Nianing panne na te ñun mën nañ ko réparer mais lan lañ ciy xaar te ñun jóg jot na looloo ñu tax a jóga lépp loo xam ne mën nañ ci dara ñun ñu defal ko suñu bopp du ñu tàllal kenn loxo mais lu ñu mënul dara nag comme affaire communalisation bi ak 18 hectares yi ngeen doon dégg ak terrain bi kooku bu boobaa dañuy jóg yuuxu ba ñi ko war a dégg ko bu ñu ko mënee rek la ñu réglé ko. bu loolu weesoo ñu jàll ci wàllu politique même suñu tool yi léegi yow ngi bokk ci benn kuréel bu ñuy ooyee ànd taxaw Malicounda yow nga nekk ci kilifa ci ñiy ànd ak monsieur le maire Djiby Sarr mais tey seen coalition bi le camp adverse ñi nga xam ne nii ñooy seen ñu ngeen di wujjeel ñooñu dañ ne carrément coalition bi du dem parce que du ngeen jubóo ban jàngante. waaw balaa may dugg foofu may féliciter monsieur le maire Maguette Sène ci nomination bu bees bi ñu ko nommé muy directeur général bu COUD di ko wax félicitation di ko ñaanal aussi yàlla na yen bi woyof ci kawam parce que lii aussi tamit mbégte la si bépp doomu Malicounda pour la première fois ñu am nomination bu toll nii yàlla na si ministre topp ñu koy wax di ko dalal di ko ñaanal yàlla aussi bu baax a baax di ko wax ne aussi na gestu ci ginnaaw ndax poste la boo xam ne mën na cee defal waa commune Malicounda lu bëri bon ak département de Mbour yëpp ak Sénégal sax laay wax bon coalition ànd taxawu Malicounda coalition la boo xam ne ba mu commencé ba tey dañ ne woon du dem mu jig ñu nag du dem boobu wax dëgg jig nañu parce que boobu ba tey mu ngi dem te defe naa politique moom ku ne xam na nu mu demee langue politique làmb la comme ni gars yi di wax lu waay ngemboolu ne buur yàlla da lay tëggal làmbi loolu ba pare jiñ ndab seetaan boo ne tekk da nga naan yàlla nay li gën ci man ñun ba ñu ngemboo ci langue politique yàlla daf ñoo jiñ seetaan bi mooy ñëpp ñu ngi taxaw di xaar exe dina demam du dem loolu moom kenn mënu si dara te loolu sax moo ñu jig mais defe naa ne ànd taxawu Malicounda bon ñi naan du dem. parce que li tax ñu jàpp ne du dem ñi dañ ne buñ jiitalee kii dina am ñeneen ñu wax ne duñu ci ànd buñ jiitalee kenn duñu am. eggaguñu foofu xam nga lu jotagul mënuñu cee wax parce que commune kenn mënu ko doxal ki jiitu rek mënu ko doxal ay commission équipe la te ànd boo gis foog mu am ku jiitu te loolu ñoom ñun ñu créé coalition boobu ñun ñoo la gën a xam ne tôt ou tard dina am ku jiitu. te ñi nga xam ne ñoom la ñuy cité comme leader yi ñoom xam nañ ne tôt ou tard dina am ki jiitu loolu du ñun du suñu problème xam nga ñun lañ mooy suñu problème datu élection yi loolu mooy wax ji nañu xam datu élection yi kañ la bu boobaa ñoom dinañ xam kan mooy suñu candidat waaw mais waaw ci liggéey bi ñu nekkoon rek la ñuy nekk ensemble di liggéey xàccandoo di dóorandoo fu mu toll nii kenn xamul kan moo jiitu parce que loolu tamit stratégie la tey jii bu ñu xamoon kan mooy jiitu njiit bi coppi nañ ko bu yàgg. bu loolu weesoo Djiby Sarr ñëpp xam ko taxawaayam fii ci zone sud bi waxatuma sax Warang bi mu dëkk mais dañu gis ne am na dëkk yu bëri bu ñu amee jafe-jafe day dem taxawu leen est-ce que jéego yooyu mu ngi ci ba léegi. tey la ci gën a ne Djim moom c'est-à-dire nit la boo xam ne Djim bon moom du politicien c'est un homme politique. ñu bëri aussi jaar nañ ci moom pour doon li ñu doon tey loolu yàlla moom moo ko defal Djim nekk un homme social xëy na sax loolu moo ko yóbbu fii mu nekk ni tey mais boo xoolee Djim xam nga ne Djim c'est pas un politicien tey ji xëy na li mu liggéey ci social parce que politique nag ki ko xam politique du jàng kese non jàng nag am na lu mu ci doon mais un politicien dafa war a nekk koo xam ne nii nit ñi dañ ko war a xam ba pare muy dimbale nit ñi parce que politique tubaab bi moo ne politique ki koy def dafa war a tabax fi mu dëkk loolu la politique di signifier l'art de bâtir la cité kon moom ci loolu la njëkke ci loolu lañ ko xamee woon avant muy nekk politicien mu nekk ci di ci dox ba nit ñi dem ba gis ne kii kat bés bu ñu jiitee ku ci ne di nga gis sa bopp te dëkk bu ne di nga mën a
ne lii kat dur fii sa baaraam ne lii aw ma ko woon diw moom moo tax ma am ko parce que nag lu bëri mu ngi fi tey moom dugal na ci loxoom moom nit la boo xam ne yàlla moo ko bindee noonu te loolu mu nekk noonu mu ngi ci ñun mënuñu ci dara dañ ko cee fekk di jàng nag ci moom ci loolu muy joxe yàlla moo ko bindee noonu jim tey bu doon moom boppam rek jarul muy def politique mais buy def politique ku ne xam na ne c'est juste pour dimbali nit ñi moo tax moom muy def politique waaw. tey bu weesoo loolu lan nga yenn kàddu ngay ñaaxaat ndaw ñi nga xam ne ba léegi jàpp na ne xëy na dinañ war a dëgër bopp pour delluwaat ci kii. waaw li may wax mooy nañu gëm suñu bopp ni mu méttee si ñi dem ba yegg ma leen di ñaanal li ñu bëgg foofu yàlla na leen ko yàlla defal te di ñaan président de la république aussi maa ngi dégg ñu naan signé nañ benn accord convention pour booy yi ñibbisi lépp lu ñu mën a def pour bàyyi fa booy yi wutal leen ñu liggéey nañ ko def ñu toog fa liggéey ñu jot a dem waaw mais xam nga yaa ngi dégg financement muy bu deer mais yooyu financement yooyu du dem fi mu war a yegg du yegg fi mu war a yegg nañ waxante dëgg parce que tey jii politicien bu nekk da ciy am benn quota te politicien bu nekk aussi yow say nit ngay jàppale su doon ku déposer sa dossier ñu financé la te 500 000 francs yooyu ñuy financé booy bi ban projet la am pour nga financé ko kii boobu 500 000 boobu est-ce que am na ay mesures d'accompagnement parce que tamit jox nit ki 500 000 poulailler la bëgg te xamul fan la ko war a def est-ce que espace am na pour mu def ko fa reste à voir aussi tamit excès 500 000 yooyu suñ ko joxee Ngolo Traoré bu defee demande am moom bokkul APR excès dinañ ko jox ci financement boobu xam nga loolu aussi dafa jar a xool c'est-à-dire bien vrai état bi mu ngi moom état bi ci kaw. voilà état bi ci kaw pour moom mu ngi dox ni mu war a doxee mais ci suuf doxeewul noonu parce que bu ñëwee ci base bi ku ci nekk say nit ngay xool nga financer leen loolu mooy problème bi. mais man li may ñaaxaat jeunes encore une fois nañu toog fii te gëm ne fii mën nañ fi ne li bëy doon dundee ba am sikkim bu ci jàppee dee dina ko ci fekk te fii daraa ngi fi ñépp mënuñoo dem mais ñi war a dem nañu dem te jaar aussi ci voie légale ñu gëm ne ñun aussi mën nañ toog fii métti na trop mais ñun ñu ngi toog te ñu ngi dund dara gënul métti ñu ne diw dee na biir géej kenn gisul néewam ñu koy saraxal ñu masawu ñi nga xam ne wàcc nañ liggéey yépp waaw loolu dafa métti trop. waaw kàddu yi may tàggatoo mooy nañu rafetal yéenante jàmm te xam ne nul n'est né politicien on devient politicien kon nañ ko rafetal te dëkk dafa yàgg te ñun li ñu boole moo ëpp politique te suñ toogee bay dem bay wax rek na rafet nañu wax ay kàddu yu rafet envers nit ki lu mu am ci politique ñu jàpp ne lii la ko yàlla wërsëgale te si lii la ko waroon a amee ñu kontaan si parce que nag tey bu nit nekkee ci politique nit ki fooy xëy rek fa la sa wërsëg ne ñu rafetal kàddu yi te xiiroo beeg ŋaayoo bi ñuy def ci politique amul sens ñoo bokk lépp balaa nga koy xam tey nit mën na laa bañ a yëgal xewam nga ne du ma dem mais nit dee na du ma dem yëgaluma dëjëm du ma dem loolu kenn mësu koo dégg diw de am na ngénte am na takk am na ceet yëgaluma ko du ma dem mais diw dee na du ma dem loolu yëpp war nañ ko sóoraale te loolu day am moo tax ñuy rafetal ñëwoon tey ñoo nekkoon démb ñëwoon démb ñooy nekk suba te loolu dafa jar a sóoraale ki fi nekk tey man tey ànduma ak maire suba maire ay nitam mën nañoo ànd ak man mbaa man samay nit ànd ak maire léegi bu dee wax naa ci wax bu rafet mbaa wax bu ñaaw nan laa leen di xoolee moo tax na rafet toujours rek na rafet bu ñu toogee bay wax mbaa ñu dékkuñu micro na rafet suñ toogee ci grand place na rafet parce que wax bal la bu génnee kenn mënatu koo téye